ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd beeg programme ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës bokk na ci daal gi daanu démb ca Médina rue 6 angle 3 ab soxna su am juróom fukki at ñàkk ci bakkanam ñeneen am ay gaañu gaañu yu metti daan ci dellusiwaat ci biir jotaayu xibaar yi. lu néew ñaari fan dox suñu digganteeg màggal Touba atum 2019 ca Difoncé mécanicien ya fa ñu ngay def ci wàccaay gi ñoom ñooñu nag di nemmeeku wote yi ngir moytandiku bépp pan ci yoonu Touba gi ci jamono joo xam ne nag ca Touba Mbacké waa daayira Hizbu Tarxiya ñoom ña nga fa tàmbali nag liggéey gu am solo ngir rek gën a dooleel njàngale yi diineek l'islam. léegi leer na ITV mi ngi ci bouquet Canal Plus askan wi mën kaa seetaan ci canal 217 tey nag ci talaata gi lañu ko daal di jëmmal mbokk yi tey nag di talaata yemook fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 2019 bisimila ci jotaayu njolloor si. gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi dañu koy dooree ca Médina ci rue 6 angle 3 foofee nag ab daal moo daanu ci kaw benn njaboot foofee nag ca Médina ba tax ab soxna bu am juróom fukki at ñàkk ci bakkanam mu ngi wuyoo ci turu Seyda John moom moomee nag moo ci ñàkk bakkanam ñeneen am ci ay gaañu gaañu yu metti Baba Ndiaye mi ngi fa woon. taax yu màgget yi ci Médina wanewaat nañu seenu bopp bi la yoon ab soxna su toll ci juróom fukki at di wuyoo ci turub Seyda John moo ñàkk bakkanam ginnaaw ba ab balcon daal di daanoo ci kawam ci rue 6 angle 3 bu Médina. yàlla ko yàlla xaar aljanna ñu masalañ ci yoon yàlla ko yàlla aari maa ngi la gouvernement bi ñu taxaw bu mu amati parce que bâtiment yi da màgget na bu ëpp kii daan na ça fait bientôt 3 mois côté bale dafa daan fekk na ñu ngi ci jàkka bi mu daanu ñu daw fekk na ñu taxaw fekk na kii moo ko daanu côté bale léegi wax leen gouvernement bi mu taxaw tous les bâtiments les Médine ku màgget ñu sàkk pexe ñu tabaar ko wala ñu génn nit yi. lu toll ci juróom fukk ak ñeenti kër yoo xam ne danoo màggate nag léegi mu daanu la ñu jot a xayma ci Médina bu ñu sukkandikoo ci kàddu maire ba loolee tax Bamba Fall di woo nguur gi ngir ñu jàppale leen ngir loolee mën a dakk. bettuñu ndaxte bis bu ne bu ngelawee wala muy taw ñu ngi tiit ndax am na kër yu gën a doy waar bii yu am Médina toll nañ ci 64 maisons kon tey bu ñu bàyyi ba musiba am parce que ñun maire bu doon ñu ñoo koy daaneel yomb na mais joxuñu ñu moyens yi ñu ko daanelee moo tax ñu ñaan état mu dimbali ñu daaneel ko mais arrêté yëpp joxe nañ ko arrêté de prix yëpp joxe nañ ko te borom kër gi moo war a daaneel te daaneel lañu ñu ngi ci kër yi encore te mën na jur musiba. kër yu màgget yëpp danañ ko daaneel bu ñu sukkandikoo ci kàddu Alioune Badara Samb di préfet bu Ndakaaru moom sax mu ngi ci xamle ni ñi dëkk ci immeuble yoon yi ca Mariste danañu génn mu neex leen am mu naqari leen ndax la ñuy bañ mooy kër yi daanu seen kaw. c'est procédure bi nga xam moo am ci wàcc wàllu bâtiment menaçant en ruine da ngay gis maire bi jël arrêté de péril wax nit ñi évacuer nit ñi dëgër bopp nit ñi di modifier di laalaat ba nga xam ne souvent mooy indi situation yu xaw doy waar en tout cas ñoo ngi massaw ñi nga xam ne am nañ ñaan nit ñi di leen bu fekkee bâtiment nekk na en ruine ñu wax la génnal nga génn et puis bala ngaa modifier bala ngaa laal dara effectivement nga xool ba am autorisation yi ci war. HLM Maristes moom dégg ngeen coow li souvent ay immeuble yoo xam ni boobu ba léegi nekk na en situation de ruine je crois que jël nañ ci ay décisions fortes et on ne reculera pas et très bientôt vous allez constater que ña fa nekk dañ leen génne d'autant plus que wutal nañ leen procédure pour que ñu am feneen fu ñuy dëkk. balcon bi daanu mbir yaa ngi xewe ginnaaw jullik tàkkusaan ba noppi ñeenti doomu aadama ñoo ci amay gaañu gaañu bokk na ci ab soxna soo xam ne dafa wan lor ak ab tuut tànk boo xam ne ay atam tollagul sax ñaar. Baba Ndiaye ñu wutali fu soriwul dara Médina Petersen ca garage Difoncé waxtaane nag wàccaayu màggalu Touba mécanicien ya fa ñoom nag ñi ngi ci wàccaay gi jamono ji nag ña ngay nemmeeku bépp woto ngir mën a moytandiku bépp panne boo xam ne mën nañ ko am ci yoon gu Touba Mbacké ngir dem fekkee ji li nga xam ne moo di màggalu Touba atum 2019 ñu dem seeti leen ak Tidiane Cissé. mu ñàkk boto yi xepp Baraña dafa yàkkamti ngir defar oto bi le ndaxte dafa war a pare fi ak ngoon ngir permettre boromam pour mu dem ci màggal bu Touba. gis nga paa bi oto bi nii classe bi moom problème dañ ko war a changer nii quoi oto bi day tàng bara wut classe wanaa monté ko ci mooy gën a wóor quoi.
kàttanu yàlla bëgg naa instant yi bala ma wàcc de taal ko moom instant ko mu normal. fii ci garage di foncé bu Petersen bëri na ci mécaniciens yi nga xamante ne ñooy yëngu ci entretien auto pour rek permettre ñi nga xamante ne ñooy waajal màggal bu Tuuba ndaxte fagaru moo gën faju. parce que boo yoree particulier war sa yeb sa jabar say doom li si ëpp importance mooy na am sécurité. en tout cas daal moom booy génn moom da nga war a vérifier lépp organe côté moteur tout lépp daal après nga dem ci jaamu daal loolu mooy gën. ci jamono bi ñu toll ñi fi am priorité moom mooy ñi nga xamante ne dañuy waaj a dem ci màggal bu Tuuba. waaw ñiy waajal màggal gi maanaam priorité bi mooy defar seeni oto ba mu baax ba nga xamante ni lépp day stable am visite technique am lépp. parce que Touba moom xam nañ du fi yëpp dafa sori te àll bi foofu boo paane tamit moom mooy loolu balaa ngay gis mécanicien foog nga def ay kilomètres li rotule Kébémer la rotule Bira Kébémer. waaw bu yàqoon ni volant bi day tiré pour préparer kii bi quoi préparation màggal beeg yooyu quoi. def entretien am ay pare-brise yu baax ak visibilité bu baax topp ci am frein bu baax yile conseil la ñi nga xamante ne ñoo di mécanicien yi di jox bépp dawalkat oto buy waaj a dem ci màggal bu Tuuba loolu ngir rek bañ a am ay jafe-jafe ci yoon wi. Tidiane Cissé ñi ñoom yegg nañu ca Touba Mbacké di daayira Hizbut Tarqiyyah ñoom ñooñu nag daal di lëkkaloo ak comité d'organisation bi daal di fay amal ab lël ci bile lël naka la ñu fay waxtaanee di xool naka la ñuy gën a jëmmale li nga xam ne moo di jàngale diine ak l'islam. Cheikh Sall. nekk pàcc bu am solo ci organisation wu Grand Magal de Touba. grande exposition sur le mouridisme di gaaral yi nga xam ne moom la ñuy gaaral ci dund ak liggéeyub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba nekk na ci fukkeelu yoonam di 10e édition daara Hizbut Tarqiyyah mi koy taxawu ànd ko kuréel gi yor wàllum organisation magal bi amal nañu ci ay modernisation yu am solo maanaam dëppale ko ak jamono. gis nañu ne barab bi nga xam ne ci lañ nekk war fay def exposition lañ bëgg a gaaral lépp ak liñ fi war def ci ay waxtaan lépp day mel ni xajul ci barab bi ci anam gi ñu ko daan defee mooy. jël li nga xam ne moom mooy li ñu war a exposé def ko ci ay tableau samp ko ci barab bi kon bi ñu xamee ni xaju fi moo tax ñu jëfandikoo système bi nga xam ni numérique lay doon nga xam ne tey loo war a def ci mbooleem panneau yi lu panneau yi bari soo jëlee benn écran télévision mën nga cee def li nga xam ni moom mooy li nga bëgg a gaaral lépp ba mën cee boole sax loo xam ni day tàbbi ci li ñuy wax fàttaliku thème yi weesoon. yeesal woote bi nga xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba woote na ko ci wàllum jàng ak jàngale di wàllum éducation ci wàllum diine l'islam nekk na loo xamante ni bii daanaka mooy thème bi ñu tànnal at mi fii ci exposition yi nekk loo xamante ni bii Serigne Mountakha Bassirou khalife général des mourides dayoo bu am solo la ko jox bu ñu sukkandikoo ci ñi koy amal. ñi ko jëlee nag xam nga ne exposition kon day jàllale ay xam-xam di ko yaatal di ko tasaare. waaye nag day baax li ngay jàllale ak di ko tasaare mu doon lu wér loo xam ni dees na ko mën a jariñoo moo tax tey bépp thème bu ñuy def su amee ci dëkk bi ñuy yëngu ci fànn goowa te matala ci ay charte dañ koy ànd ak ñoom. ren exposition bi ginnaaw bu ko waa daayiratu Hizbut Tarqiyyah taxawalee dañ koo ànd ak Rawdu Rayaahiin ndax waa Rawdu Rayaahiin ñoom la sëriñ bi dénk lu jëm ci wàllu université bi te sax ñu bari dañ koo miine université waaye du université ab complexe la boo xam ne dafa ëmbaale université ci biir muy complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et de la formation. man chaque année bu màggal gi jub dama fi ñëw visiter xool exposition bi mais ren bi ma ñëwee damaa fekk ne maanaam gars yi dañoo gën a def mbir mi mu gën a méngoog jamono dañ koo moderniser. rawatina thématique bi ñu fi abordé ren mu jëm ci affaire njàng nga xam ne loolu dafa am solo trop ca daa bokk ci yoonu murit. topp ci rek di gën a xoolaat téere xam-xam mi surtout ñun ndaw geeg fi réew mi toll mi jaxasoo goo xam ne ni instant yi laaj na ñu delluwaat ci téere yi mel ni ay kunkaati maag yooyu noonu ñu delluwaat fa xoolaat suñu bopp xoolaat ndawu murit nan la war a doxalee ndax bu ñu dégg tell rek ne damm na. mu am yeneen i pàcc di ay sous-thèmes yoo xam ne amal nañ ko fii ci exposition bi muy taxawaayu yoonu murit wasaaroo goo xam ne njàngaleem Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba wasaaroo na ko ci àdduna warngal kàpp dëkk bu sell bi di Touba li nga xam ne moo di cëslaayam jàng ak jàngale di mokkal alxuraan ak mbind ko di ko beqi ci jamono Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba bokk na ci thèmes yi nga xam ne gaaral nañ ko fii ci exposition bi.
Cheikh Sall ku ne Touba ne mbooloo mu takku te ku ne mbooloo mu takku xel yëpp dem ci wàllum cet waral nag jamono ji waa UCG di kuréel gi nga xam ne moo yëngu lépp lu jëm ci wàllum anuk mbalit fii ci réew Sénégal moom nag ma nga ca dëkk gu sell ga Touba Mbacké répp nag ngir mën a yee askan wi nu ñu mën a moytandikoo lu jëm ci wàllum salte gi ñoom gannaaw wërngal bi nga xam ne jot nañ koo amal ca Daaru Marnaan jamono ji nag ña nga ca dëkk gu sell ga ngir daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllum assainissement ngir ñu gën a sensibiliser maanaam yee askan gafa góor a ndakloo mu àndoon ak ñoom. banqaas bi bàyyeekoo ci UCG di unité de veille et de sensibilisation di wéyal ab tournéem ngir ñaax askan wi ci wàllum cet ci Touba ci quartier bi di Daaru Rahman njaboot yu bari ne ànd nañu ci doxalinu kuréel gi lee. jàmbaar lañu lool ñu dungoo bëgg a set lañu. seen bale mi guddi ak bëccëg ñu ngi bale seen oto yaa ngi de oto pour bale rek la alxames du jot dañuy woote pour bale waaye bu ñu balee ba pare nag mbalit mi mooy soon seen problème ndax kër bu ñu toll dañuy jël ay saako sol ca mbalit mi suñu déggul oto bi klaxonné pour ñu yóbbu ko ci saako yi lañ koy def ba jël sareet seen dikk moom rafetlu nañ ko torop te bëgg naa man ku leen jàppale bu baax ndax ku leen jàppale ma saa bu nekk maa ngi ci di leen encouragé ndax dañ maa def may seen yaay lu ñu jaaxle dañ ma koy laaj lu ñu bëgg dañuy ñëw laaj ma ko lu ñu nekk it maa nga ci ak ñoom bëgg naa ku leen toppatoo ci koñ bi bu baax a baax dañu xam ne ñoom ñu baax lañu ñu set lañu ñu silwisa lañu. fexe ba Touba set wecci di mbirum ñëpp it loolee tax élément yu UVS yi amal ab nemmeeku ci ki jiite commission bi yor lépp lu jëm ci wàllum assainissement ci màggalu Touba gi. maa ngi fas yéene nekk seen njaatige ci dëkk bi lépp loo fi xam ne moo fi doxal liggéey bi. pare naa ci ànd ak yéen ci loola taxawu leen ci loola ba sëñ bi am li mu bëgg ci dëkk bi ndax loolu mooy li ñu tax a jóg ci la suñu njëriñ nekk saa yëri baati kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jaarale cant gi fii ma koy jaarale woon rek ci ñi leen fi nekk Pape Daouda mu jàll ci jonn jàll ci coordonnateur jàll ci yéen ñëpp ba ci président kon mi itam noo ngi fi nekkal sëriñ bi fas yéene ànd ak taalibe Sëriñ Tuubaa yi liggéeyal Sëriñ Tuubaa. ci Touba unité de coordination de la gestion des déchets solides teg jumtuwaay yu am solo ngir yembal la ñaax gi ci wàllum askan wi naka la ñuy toppatoo lépp lu jëm ci wàllum alam gi ak nekkin yi ci biir kër yi. bàyyeekoo Touba Mbacké wutali bët gànnaaru réew mi foofee tam la ñu fay waxtaanee di wërngal gi nga xam ne jot nañ ko amal waa LISCA ngir gën a yee askan wi ci xeex gi ñuy xeex li nga xam ne moom la ñuy woowee cancer ween ak cancer butitu njurukaay gi loolee nag ñu daal di ci yee askan gi nga xam ne ñoo faree ca Dagana rawatina ñi nga xam ne nag ñoo di sage-femme yi waa LISCA nag ci seen wërngal gi la ñu xam ne nag moo di mbégte lañ ci daal di amal ndax askan wi ñoom itam ñëw nañu ci lu bëri wuy si bi woote Momaralis Niang lu toll ci juróom benni téeméeru jigéen lañu saytu ci wàllu feebar bi di cancer du col de l'utérus ak cancer du sein ci district bu Dagana ñi ko amal nag moo di Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer LISCA lëkkaloo ci ak seen partenaire bi di DP World Dakar jot nañu tàggat sage-femme yi nga xamante ni ñoo nekkee ci diwaan bi yépp loolu tamit dañu bëgg dalal xelu partenaires yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey jàppale ñu que ni liggéey bi daañ ko gën a daañ ko wéyal et ci nañ koy wéyalee maanaam bërëbu fajukaay bu ne daañ fa def ay portele yoo xam ne daañ la nii la ñuy fajee mbirum cancer yooyu. LISCA muy Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer ak partenaire am bi di DP World jébbal nañu district sanitaire bu Dagana appareil bu am solo muy appareil cryothérapie ñoo jublu ci nag fexe ba mën a faj ñi nga xamante ni jàngoroy cancer yi dara leen daal ci diwaan bi. li ci dàq mooy appareil de cryothérapie bi nga xam ne bu ñu séenee lu nuroog lésion dina permettre médecins yi habilité yi nga xam ne formé nañ leen ñu mën a faj lu mu gaaw si sur place lésion yooyu donc ñun DP World ñu ngi koy rafetlu. kilifa yi l'administration bi ci diwaan bu Dagana moom nag rafetlu na bu baax a baax takku bi nga xamante ni askan wi takku nañ ko ci mbir mi. engagement population yi prise de conscience bi aussi daanaka sensibilisation bi jaar na yoon ba jigéen yi nekk ci diwaanu Dagana jël nañ conscience ne léegi buñ teelee dépister mën nañ mucc ci xeetu jàngoro yooyu noonu. tàggat gi ñu tàggat fajkat yi ak matériel bu yees bu ñu teg seen loxo tax na ba xel dal ci wàllub dépistage cancer fii ci diwaanub Dagana.
Momar Alice Niang ñu àddu ci li nga xam ne moo di carte d'égalité des chances di kayit yi nga xam ne ñoom la ñuy jox ñi amee way laago ñoom ngir ñu daal di mën a jëfandikoo yile kayit ngir jot ci na mu waree li nga xam ne moo di ci wàllum paj mi li ni mel nag dafa am ay jafe-jafe ci wàllum séddale gi bu ñu sukkandikoo nag ci Arama Top moom nag la mu xamle moo di la ko waral nag moo di ñàkkum budget di koppar yi nga xam ne moom la ñu jagleel bi le liggéey ma ngay sàkku ci gouvernement bi rawatina nag ñi lamboo li ni mel ngir rek ñu gën a baral liggéey bi gën a mën a méngoog bëgg-bëgg njiitu réew mi Macky Sall moom Arama Top yëkkati yile kàddu ca Saly Portudal gannaaw nag ab atelier boo xamante ne moom lañ ko jagleeloon boobu le mbir di mbirum carte d'égalité des chances dañu koy teewlu ci micro suñu correspondant ca diwaanu Mbour Aliou Kane. lim boobu dafa xaw a tuuti par rapport ak li nga xam ne loolu lañ ciy xaar parce que bu ñuy xayma di wax naan peut-être que ñu ngi nekk entre 800 000 ba 3 millions donc booy xool 50 000 lu tuuti la mais loolu booy xool tamit boo gisee li ko waral mooy non seulement ñun au niveau de la direction générale am nañ des contraintes budgétaires yi nga xam ne ñoom ñoo tax ba carte yooyu pour ñu émettre leen ko dafa xaw a yéex tuuti ndax chaque année après 2015 dañu waxoon ne chaque année dañuy émettre au moins 20 000 cartes mais ren moom am na yu nga xam ne émettre nañ te yaakaar naa ne suñu génn yu ñuy njëkk a defaat bu ñu jógee fii dinañ séddale ay cartes mais à part loolu aussi il faudra que ñu wax que ne am na service yu nga xam ne dañ ko doon xaar ci yeneen sectoriels yi maanaam yeneen ministères yi nga xam ne am nañ en charge la question de la protection sociale et de la vulnérabilité lu jëmmal maanaam si wàllu transport ñu xool nan lañ leen di faciliter seen transport ci Dakar Dem Dikk ak Sénégal Dem Dikk faciliter leen également seen enrôlement ci couverture maladie universelle loolu ci côté santé la mais loolu aussi li ma ciy bëgg a dolli mooy képp ku nga xam ne aussi am nga carte te demoo affilié wu ci mutuelle yi yu agence couverture maladie universelle doo mun a jot ci kii boobu opportunité boobu. ñu waxtaanee mbirum Karim Wade ak coow li nga xam ne judduwaat na si jëm rek ci ñu amnistie ko gannaaw nag ba Karim Wade ñu génneewu ko ci kaso bi mu dem fële ca Doha ki nga xam ne nag moo di Abdoulaye Bamba Diallo moom nag daal dina cay addu ci bëgg-bëgg ñenn ci askan wi ñenn ñi buñ jàppee ne Karim Meïssa Wade dañ ko war a amnistie ñeneen nag jàpp leneen moom Abdoulaye Bamba Diallo la mu xam ne nag moo di gis gi nga xam ne dox na ci diggante maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall loolee nag waral nag ñu daal di yëkkatiwaat bi la coow kon mën nañ cee xaar lu nekk Abdoulaye Bamba Diallo dañu koy teewlu gannaaw ba mu nekkee ganuk kii di Khalifa Diakhaté ci émission kennu askan wi fii ci ITV. maanaam pour man comme que passé nu stade jàpp nañu Karim enquête nañ ko jugé nañ ko condamné nañ ko tëj nañ ko dina ma jaaxal nu ñu mën a yeewu ne loolu musuta am muy benn ñaar Macky Sall mi nga xam ni yoon dafa ne mandat bi 2024 lay jeex su nangoo passé loolu Karim Wade maanaam ñu ne Karim su loi d'amnistie dafay tekki ni Karim dañ teg ci ndoddam dara def loolu yëpp tegg nañ ko kon la ne def ko luubal muy ay 130 milliards kon su dee dëgg la moo ko moom kon gisuma Macky Sall nag di waaj a génn ci nguur gi di bàyyi ci seen politique bi koo xam ni il devient de facto le premier milliardaire du Sénégal te mu seen diggante nekk 3 ans yu mu tëdd rëbës gisuma loolu na Macky Sall na lay mën a génne ci nguur gi ak xel mu dal. gannaaw mbirum Karim Wade beneen mbir boo xam ne nag jamono ji ñu ngi koy waxtaanee fii ci réew Sénégal di coowal 94 milliards ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Mamour Diallo ñaari plainte nag teg nañ ko ci table procureur tey ji waa mouvement Frappe France Dégage ñoom nag jamono ji kalaame nañu ci kanamu yoon kii di Mamour Diallo ak i ñoñom dañ leen tuumal nag ni nañu lubal xaalisu askan wi ñeneen itam ñu déposé maanaam teg ab plainte ci table
honorable procureur di avocat yi nga xam ne ñoom ñooy layool kii di Mamour Diallo ñoom itam ci njiitalu maître El Hadj Diouf daal nañoo teg ne ab kalaame ci kanamu yoon ne nag seen client moom la ñu bëgg ñu daal di koy ragg ba mu set ci kanamu yoon na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi léegi leer na ITV mi ngi ci Canal Plus ci bouquet bi ngir mën koo seetaan nag faw rek ngeen jàpp ko ci nag lu jëm ci canal 217 kon mbir mi nag tey yemoo ko talaata fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 2019 la ñu ko daal di jëmmal Moustapha Gabar Diop. mu door ci février bi ñu génn ci diggi élection présidentielle ITV mun nañ ko fekk ci Canal Plus ca chaîne 217 télé boo xam ne lu ñor askan bi rek lay wone am ko ci canal nag mbégte dong la mën a jur ci ñi koy seetaan. C'est une chaîne de qualité à la fois parce que c'est une chaîne qui est ITV chaîne bu am solo la rax ci dolli dafa am qualité te ñu bari ñu ngi koy laaj rawatina suñu abonné yi clients yi dañ gis ni programme bu ITV di joxe programme bu mucc ayib la te ITV ay weere yi nii dañ seetlu ni dafay progresser ci fukki fan ak juróom ci weeru octobre bi fas yéene nañu def suñu kéemtalaay kàttan ak suñu jumtukaay yu mucc ayib bi rawatina diffusion satellitaire bi ak parabole. à partir de demain mardi 15 octobre. ñoom yemuñ ci ITV kepp dinañ yokk fukki chaîne fileeg décembre yooyu les chaînes yu yees nag ñu ngi ci xaarale njàng ak njàngale bi togg waaye tàggat yaram. offrir le meilleur de nos programmes. suñu objectif mooy joxe ay programme yu mucc ayib te loolu day tax suñu clients yi di gis seen bopp ci programme yi nga xamante ni moom na leen di proposer saa su nekk te ñun waa Canal promesse bu ñu def suñu clients yi duñ ko wàcc benn yoon ndax yooyu la client ñooñ fi bàyyi jàppaleen ni daal chaîne yi nga xamante ni ñooy dugg ci bouquet bi ITV am na ci pàcc bu yaatu te incha allah daan def suñu kéemtalaay kàttan ba lépp mucc ayib. d'ici le mois de décembre. ci Canal it mun nañ ci xaarandi dellu ci waat chaîne bi di M6 waaye it ñu fàttali ni Canal lu ëpp téeméer ak juróom fukki télé ak rajo ñoo ngi ci biir ñu mun leen ko am nag ci njëg bu yombandi. xibaar yi bi ci réew yi ca Guinée la ñu koy dooree ak manifester yi nga xam ne jot na fa am démb nag kon tey ji nag ku jekk politique bi ñoom ñi nga xam ne la fa waral seen manifester mooy lankal ki di Alpha Condé mu sampat ndëndam ñeel ñetteeli mandat ca bopp réewu Guinée kon manifester bi nag ñu woote waat ko ci talaata tey gi gannaaw nag démb nag manifestation yi jot nañoo faat juróomi bakken ca Guinée ci bëccëg gi nga xam ne waa FNDC woote woon nañ ko ñoom nag la ñuy lank mooy rek ñu indi ab coppite ci charte réew ma ñoom la ñu jàpp itam mooy bile coppite bu ñu ko indee ca Guinée mën naa may kii di Alpha Condé moom mi nga xam ne moo jiite réew ma at ya toll ci juróom-ñetti fukk ak benn ngir mu sampat ndëndëm ñeel ñetteeli mandat ci élection palu ko njiiti réew ci atum 2020 ca jamono jooju Mozambique ñoom nag ña ngay amal paluk njiitu réew tey nag ci talaata gi waaye nag ci fitna la ñu koy amal ñu fàttali ne Mozambique réew mi nga xam ne mi ngi fare ci penkuk dendo Afrique moom ñu ngay fal seen njiitu réew waaye itam ndaw yi nga xam ne ñoo war a nekk ca penc ma ak seen gouverneur ci campagne électorale bi nag ñoom ñu fàttali ne itam ay jafe-jafe yu tar daan nañ ko nemmeeku ci weeru mars atum 2019 ci la yëngu-yëngu suuf bu ànd ak ngelaw gu metti daal di laal réew Mozambique waral nag réew ma nekk ci jafe-jafe rawatina nag ci wàllum koom gouvernement bi nga xam ne moo nekk ca Mozambique wala boo ko njiit la moom nag itam mi ngi ca bopp nguur ga ci jamonoy indépendance ba ndëgëndi si gëstu bés bi ñu jagleel ko biir Ndakaaru ak gis foo gaare sa woto doon doom ju góor ci ñi nga xam ne ñoo di dawalkatu woto yi jafe na nag ngir ñu am ab parking boo xamante ne foofee nag la ñu daal di teg seen woto ci jamono joo xam ne mën nañoo wàcc dugg ci biir Ndakaaru ngir mën a dox seen soxla ñoom nag di joxoñ baaraamu tuuma ay ndaw yoo xamante ne dañ ci daal di def ay business fi nga xam ne moo di ca biir Ndakaaru ngir mën a jot ay koppar ñii di borom woto yi nag di xam ne dañuy fay saa suñu bëggee gaare seeni woto reportage Mamadou Bipa Sissoko. ci wetu immeuble yi nekk ci Ndakaaru am pàkk bu ñu xaal def ko ab parking pour woto mu nekk loo xamante ni dafa indil alal ñiy gaare woto yi
waaye tamit tax bu ku nekk du gaare sa woto nu mu la neexee. liggéey bi fii jafewul c'est-à-dire ñun dañu def 2 tranches horaires c'est-à-dire de 7 heures à 13 heures boo ñëwee boo gaaree espace horaire boobu boo ñëwee 500 ngay fay ba 13 heures mais boo dépassé 13 heures 1000 francs la. njëriñu métier bi yamul ci gaare woto dong waaye tamit ñuy raxas yoto yiile ñu ngi siy gis seen bopp. dañuy laver de toute façon ñuy gérer parking bi. waaw sant yàlla rek waaw mu ngi dox quoi waaw parfois dina dox parfois moom xam nga. journée bi xam nga sans départ bu ñu gérer parking bi mun nga journée bi mun nañ am ci raxas bi mun nañ ci am ay 10 000 ay 15 000 waaw mun nañ ci am ay 7 000 waaw parking bi nag waaw loolu moom grand bi moo ko gérer xam nga. naam métier bi am na ay gàllankoor ba tax kii moom parking bii la jël na ay matuwaay ngir mocc ay problème. waaw sécurité auto yi daal c'est pas trop difficile da ngay jël loo mën a jël comprendre nga bañ a aussi auto yi entassé wu de trop quoi comprendre nga bu entassé wul rek du am problème quoi c'est-à-dire benn bu duggee benn bu génnee benn dugg am na permis de conduire am te et puis yàgg na fi yàgg nañ ma accompagner dans ce travail yàgg. parking bi la du moom rek moo am ci Dakar ñu gis ne bërëb bu wét rek soppi nañ ko parking ci ab dëkk boo xam ne gaare sa oto problème bu rëy la. ñu xuus ba tey ci xibaar yi waxtaane leneen lu jëm ci dundinu askan wi ak lu toll nag ci téeméeri junni ci ay dëkkuwaay di nag xibaar boo xam ne joriñ bi ñu dénk wàllu mi Abdou Karim Fofana daal na koy xam ne nag moom mi nga xam ne mi ngi doon amal ab wërngal ngir nemmeeku wàllum liggéey mi ca diwaanu Thiès moom Abdou Karim Fofana la mu xam ne nag moo di liggéey gu am solo ñu ngi koy def ngir daal mën a may askan wi ñu jot ci dëkkuwaay ni ko njiitu réew mi Macky Sall Isidore Alexandre Sène. bile kër mooy wone naka la bâtiment yi di mel ñu ngi fii ci circuit bu Bandia ginnaaw bi mu visité bâtiment témoin bi cortège yu ministre bi wutal si Notto Diobass fii nag lu toll ci juróom-benni junni ak juróomi téeméeri logement lañ fi nar a taxawal bërëb bi toll na ci ñeenti téeméeri hectare liggéey wi dañ ko def ci ñaari pàcc. wàllum kër moom benn dépense la ci nit di def mooy sa luyaas nga jox ko banque bi mu jox la kër goo xam ne da nga koy fay ci diir bi nga ko war a fay nga moom sa kër loolu nag li nga xam ne moo koy andi mooy communes yi def ni monsieur le maire Alioune Sarr def maanaam dégg woote président de la République mu jël suuf su toll si 400 et quelques hectares jox ñu ko nga xam ne première phase mooy 120 hectares yi nga xam ne phase bu nekk 1000 logements la leneen li mooy maire yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ nekk ci axe Dakar Thiès Mbour nekk ci autoroute à péage ndaxte projet bu mel nii balaa muy dox li ci am solo mooy ñu collé autoroute bi ndaxte day tax dem beeg dikk bi gën a yomb ndaxte nit boo ko nee demal dëkk 50 kilomètres ak fi ngay liggéeyee faaw nga yombal ko dem beeg dikk bi. yile kër ministre bi jàpp na ne dañ ko jagleel askan wi nga xam ne day seen i loxo jotul seen digg ginnaaw. tey état lii mbébétam mooy sénégalais yi nga xam ne ñooy fay luyaas ñu mën a jot ci kër yi te duñu fay lu bëri ñi ngi commencé nag projet bu njëkk bii nga xam ne li ci jiitu mooy joxe apport personnel u 1 million 500 après nag ngay fay 88 000 projet bi yemul foofu lu ñu gën a évoluer dinañ gën a seet nu yombal bi di gën a demee am na projet yoo xam ne du am apport personnel. bi jëwrin bi jógee commune bu Notto Diobass mu wutal ci fa nga xam ne moo di Palo Yuga ci commune bu Morolan département bu Tivaouane ab ville verte lañ fiy taxawal. Notto Diobass moo nekk au sud de Thiès à 45 minutes de Dakar Morolan it nekk au nord de Thiès à 45 minutes de Dakar ci autoroute à péage bi donc tey li nga xamante ne moom lañ fi def si mooy seet si terrain bi nga xam ne moom la monsieur le maire wuyoo woote bi nga xam ne président de la République Macky Sall woote na ko ndax moom bi mu déggee appel bi rek entreprise bu tudd Enokio doon promoteur génnee na 150 hectares yoo xam ne téeméeri ñetti junni kër xaj na ci te li baax fii ci kër yi mooy gis ngeen ko 225 mètres carrés la par logement loolu muy lu jafe ci jamono ji. fii ak i weer kër yu njëkk yi dana pare buñ sukkandikoo ci kilifa yi ministère bi yor urbanisme logement ak hygiène publique ànd ak njiitu réew mi nar a taxawal téeméeri junniy logement ñu jagleel ko sénégalais yi nga xam ne de seeni am-am demewut noonu. ñu yegg si ci ponk bu mujj ci jotaayu xibaar yi li yéenekaay yi xëy fasal tey jàngat leeg Ibrahima Camara.
dalee nag jàmm si li yéenekaay yi xëy tey lu bari si ñoom addu si ab terrasse bu màbb sa kaw ay nit ca Médina am ku ci ñàkk bakkanam ñetti nit daal di ciy faatu l'observateur di ko dëggal teg si ne ci ñi nga xam ni am nañ ci ay gaañu-gaañu bokk na ci ab tuut tànk bu am at ak juróomi weer. Vox Populi yokku lim bi ne ñi am ay gaañu-gaañu ñu ngi toll ci ñeenti nit. Le Témoin ak La Tribune di dikkaat ci jéey ju amoon sa Médina ak ab nataalub meeru Médina bi di Bamba Fall di dikk di saytu na bâtiment boobee màbbee. ñaari fan des suñu diggante ak màggal Touba gi Serigne Modou Lo Ngabou di àddu ci xët wu njëkk bu l'Observateur ni jot na Touba am ab statut particulier teg si it ne loolu ab ndigalub Sëñ Saliou Mbacke la woon ca ba muy dund. Vox Populi di àddu si màggal gi ne mbeddu Ndakaaru yëpp daal nañ koy soppi safar di waajal màggal gi teg ci it ay bernde yu bare bare. Las moom dafa jublu ci yokkuteeg paasu màggal gi chauffeur si daal di teg ci ndodd te ñu bëgg a dem Touba lu bari lu ñu war a fay ngir àgg ci dëkk bu sell ba. Le Quotidien moom dugg kër gu mag sa njaareem di ñu xamle ak jaar-jaaru Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké foofee sa Jurbel. Politique lëmbee yéenekaay yi itam tey jii l'Observateur di amal ab jàngat bu yaa ci mbébétub ki di Mimi Touré ni dafa bëgg a wuutu Macky Sall ci bopp nguur gi. Le Populaire moom dikk ci mbirum 94 milliards yi si diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo muy àdduni xeexu yoon waa ngi soog a tàmbali ndax Mamour Diallo tey ci suba si la fas yéene yóbbu Ousmane Sonko ci yoon. Beneen kuréel bu ñu duppee collectif citoyen ñoom itam tey ci suba si la ñu bëgg a teg ab plainte ci table procureur bi ñeel mbirum 94 milliards yooyee. L'enquête di ci dikk moom it naan Mamour Diallo song na Sonko tey yóbbu ko ci yoon moom enquête di dikkaat ci ni mu gën a yaatoo itam ci centrale à charbon bu Sendou nga xam ni dafa ne ci sukuraat dëkkandoo yene ca pegguk centrale à charbon boobee ñoom it di dund ay jafe-jafe yu méttee métti ndax centrale boobee. Le Soleil moom di àddu ci xëtam bu njëkk ci koppar bu bees bi nar a gane si di ECO ëllëgu mbootaayu Afrique sowu jant yooyee di UEMOA ak la nar a doon taxawaayu njiiti réew yooyee. Le Témoin moom di àddu ci mbirum drogue bi ñu tegaat loxo ci Ndakaaru mu toll ci ab tonne ci diirub ay semaine kese Ndakaaru doon ab sëlëba yoonu drogue jamono ji. Le Quotidien moom xëy nu mu gën a yaatoo ci yeesalu bureau assemblée nationale ba muy tudd Aymérou Gningue Cheikh Mbacké ak Toussaint Manga. Source A di ko feelu ne am na ñu bëgg a beru ci assemblée nationale ba génn ci seen groupe parlementaire yi ñu bokk daal di ber ab groupe parlementaire sa wet ga. La Tribune àddune fulla daal la pencum ndaw réew ma amatut ba tax na léegi dañoo bëgg Ousmane Sonko wuy ji enquête parlementaire bi ñu sumb ñeel càmbar bi ñu tàmbali woon ci mbirum 94 milliards ya ci mu koy neex nag mbaa mu koy naqari moom Ousmane Sonko. Le Témoin moom di wax ni gisee Abdoulaye Wade ak Macky Sall bi daal ab deal dong la ca bopp nguur ga. Walf Quotidien di ko feelu ne ab wure la ci diggante kii di président Macky Sall ak Abdoulaye Wade. Sadio Mané di addu ci Vox Populi ne entraîneur am bi di Klopp bëtu bàyyi la koy xoolee Ballon d'Or bi itam ci ay géntam yu gën a sori la bokk ba tey jii. Les Échos di su dellu si di addu ne moom Sadio Mané lan moo tax bokkut ci équipe type bu FIFA boobee. L'Observateur di addu ci wàllu tàggat yaram moom itam ne lan moo tax amateurs yi bëgg combat kii di Modou Lo ak gonek Pikine bi di Ama Baldé. mu ngoog jotaayu njolloor si fii la ñu koy yëkkatee rafetlu ànd beeg programme ITV xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.